maanaam Macky Sall daf noo jox yaa ngi fàttaliku kamikaze maanaam ñooñu di takk bomb daa takk réew mi bomb jox ñu voilà ngir ma wax degré de gravité bi nga xam ne moom la ñu Macky Sall bàyyeel li koy firndeel ci li mu wax mooy ren état bi xam ne ñaata lay fay ci bor 6 000 milliards plus de 6 000 milliards lu ëpp suñu budget la ñuy fay ci bor moom la ñu war a fay ren 700 et quelques yi mu wax nii ci benn pan rek la bokkul ak la ñu war a fay ci yeneen bor yi dafa laaj wax bu am solo eurobond xeet la ngir état mën a dem lebi parce que budget dafa am nu ñu koy tëggee recette la ak dépense mooy ñaari junni mooy sama dépense am naa 8000 lu ma dese 2000 yooyu lay wuti 2000 yooyu ci manque moom lañ tuddee déficit budgétaire kooku da nga koy wuti boo koy wuti nag da nga koy jaar ci ñaari mbir ban ak ban da nga koy dem jaare ci bor boo xam ne tey yaa koy wërilil sa bopp waaye am nga ñaari possibilité bu la neexee nga ne dama koy lebi par eurobond maanaam dans le marché international boo déggee marché international contraire am mooy le marché domestique mooy zone de l'UEMOA foofu mën nga faa lebee franc CFA waaye fee boo fa lebee eurobond yi ci euro ngay leb wala dollar te boo lebee ci euro wala dollar daa am loolu ñu tuddee risque de change taux de change day jóg di wàcc maanaam soo ma lebelee 1000 dollars janvier ma war laa fay janvier bee di ñëw dollar ba yéeg du ma la fay yow li nga ma lebal fa mu toll laa lay fay Sénégal 2024 perte na ci loolu lu toll ci 250 milliards parce que risque de change bi moo bari bu fekkee da nga lebi ci eurobond Sénégal daf koy def te def na ko diggante 2009 ak 2024 7 fois ñaari Abdoulaye moo ko def c'est le 2009 2011 yeneen 3 yi nga xam ne 4 yi nga xam ne des na ko ci Macky Sall moo ko def c'était en 2014 2017 mu lebaat 2018 mu lebaat 2021 mu lebaat dama la liiral li mu leb ñaata la 2014 dafa leb 500 millions de dollars 2017 mu leb 1 milliard 1,1 milliard de dollars ci jiitu ñetti at yaa ngi dégg ñetti at mu teg ca benn at lebaat 2,2 milliards te day gën a yéeg tout le temps de dollars ci ñetti maanaam da nga leb tey maanaam nga leb àjjuma 1 milliard samedi nga lebaat 2 milliards ci état mën nañ ko méngalee noonu ya nga leboon nu mu mën a jeexee ba nga mën a lebaatee déwén 2 milliards te naa ci ñëw mu jugee 2018 dem 2021 leb 775 millions d'euros. est-ce que yàlla 2024 nguuru Pastef ñëw leb 750 millions d'euros waaye leb bu leen fàtte ne dañ koy planifier de ma nga ca loi de finances initiale ba donc dañ ko exercer parce que dañ koy autoriser par l'Assemblée nationale lii lépp mu leb nag la pertinence de la question mooy li mu leb fu mu ko dugal moom nga laaj dama lay tontu 2018 année pré-électorale la parce que 2019 la ñu jëm noo mën a lebee 2,2 milliards gàcc ko ci ndoddu Sénégal tey jeexal sa mandat Ndiaye. xanaa bon rek. xanaa fas yéene la jël gouvernement bi ko war a uutu. waaye daf ko wax expliquer ko dafa ne xaalis bi fa ma koy dugal. mooy 2019 dama koy def une année sociale ci li mu wax ngir jënd conscience su Sénégalais yi donc
daf ko leb ngir financer sa campagne direct et indirectement jëlee bourse de sécurité familiale de 300 000 yóbbu ko 400 000 plus de 100 000 familles nga dugg ci benn kër papa yaay doom jarbaat mbindaan baak booy baak kay raxas ak lépp am bourse familiale pasaree xaalis boobu waaye daa am lu mu ca wékk ki expliqué na ko sànq boo lebee di fay dernière at bi ci ngay fay principal bi waaye buñ la ko étalonné ci capital bi doo ko tàmbalee ci catu at ba maanaam troisième dernière année bi maanaam 1 ngay def 2 ba 3 soog ko fay waaye nag fayaala intérêt bi beneen bi ci topp 2048 lañ ko war a fay xam nga lu ñu ci jublu nasaxal ki nga xam tey dañu di ko remplacer ak financer li nga xam ne mooy sa campagne 2019 boo gisee ni xaalis bi tuuroo Sénégal ba ngay nag deuxième tour troisième leen am na c'est parce que lii moo fi jaar kañ la ko leb mois de mars 2018 la ko leb at moo la dese ci donkaasi gi nga leb loolu te chantier yi mu terminé yëpp amu ci benn chantier boo xam ne prendre na en considération li nga xam ne tey jii moom mooy 2,2 milliards yi mu leb te mooy li feeñ ndax yaa ngi fi maa ngi fi dégg nga dette cachée bokku ci de lii bokkul ci dette cachée bi de. lii bokkul ci dette cachée lii bokkul ci dette cachée bi. kon année lu bokkul ci dette cachée bi. lii ñuy waxtaanee nii mooy li feeñ. mooy li maanaam mooy li feeñ mooy li nga xam ne leb nañ ko bind ko. bokkul ci li nga xam ne. leb nañ ko te xamuñu fu mu dugg. ñun ba jaay ñu te yëguñu ko ba. bokkuñu plus de 7000 milliards yi nga xam ne fi mu ne nii. ñi ngi koy wër te xamuñu fan la jaar. def ko ci traçabilité. zéro traçabilité décaissement bu jaarul trésor yàlla mi atte woo yàlla barki démb daa am benn tubaab bu génn ne Macky Sall defal na ko virement wu 4 milliards ci xef ak xippi te mu tuddee ko un garçon oui qui est généreux di mayeloo mooma ci loolu la dëkkoon bizarrement est-ce que yaa ngi dégg lii la Macky Sall def Sénégal Abdoulaye Wade bi mu koy jox réew mi ma nga ñu bàyyiloon nag det ci bor li Sénégal war a fay lu toll ci 2300 2800 et quelques milliards yeggul 3000 milliards xam nga Macky lu mu ñu bàyyi non Macky du nit. yokku da ngaa wàññi daa ñëw yokku. Macky du nit. lu mu ñu bàyyi 119% PIB bii ñuy wax nii. loolu la ñu fi bàyyi. maanaam Abdoulaye 35% la ko bàyyeel. moom mu bàyyil la 119% maanaam. ñun mënatunoo nooyi. lu bon kay du ci arrière. maanaam te boo demee ci texte yi loi yi nga xam ne ñoo tëgg àddina ci wàllum det ak lépp. ñun fi ñu bokk muy UEMOA dafa ne amoo droit nga weesu 70% du PIB ñun weesu nañ ko ña nga 119%. waaye ginnaaw ba Bamba ñun amuñu woon boobu droit moom année lu ko jox boobu les prérogatives à ce que mu devancer ko mu dépasser ko. parce que dafa falsifier ay données. d'accord. dafa ñëw déclarer lu bokkul dafa ñëw déficit budgétaire maa ngi la koy wax xam nga dama ne wax techniquement ni mu koy defee. dafa ñëw ñu ne ko am nga ñaari junni dépense. ngir mu nax nit ñi mu ne sama dépense du ñaari junni. 7000 francs la te fekk te am na dépense su 10 000 waaye 7000 la déclaré xam nga lu mu ci jublu. réduire déficit budgétaire 2000 francs yooyu moo la waxoon ne moo manqué. moom la doon réduire pour que FMI ak Banque mondiale di ko continuer di jox xaalis naan kii kat am na santé financière benn. ci 7000 ya nga xam ne déjà wàññi na ko. li ci poosam mi ngi toll ci 4000 lu ko dese 3000 ndeke amul 4000 1000 francs la yor. mooy dafa def ay dépenses ay déclaration de fausses recettes moo tax ñu naan la déclaration irrégulière dans le rapport du coup de la Cour des comptes mu ngi def suul bukki sulli bukki recettes yi nga xam ne daf ko doon am 2019 par exemple moom da koy déclarer ne ren la ko am
que comprendre nga. bu baax. maanaam reeru démb bi ñu war a reeree suba. waaw añee nañ ko tey. nit ñi mesuré wuñu la gravité li président Ousmane Sonko di wax nit ñi mesuré wuñ ko. maanaam li nga xam ne tey jii Sénégal la ko moom am ko. daa dem na Sénégal am na lii fekk Sénégal amu ko. yow wàññi nga sa dépense la nga waroon togg. deuxièmement la nga jàppoon ne yow waxoon nga ne wax nga am naa lii sa poste amoo ko. 1000 francs nga yor donc lu la manqué 9000 francs moo la manqué en réalité. loolu moo tax le président Ousmane Sonko le 26 juillet 2024 mu def déclaration. ne wax il y a une dette cachée. mooy ils ont falsifié les chiffres. xam nga lu mu nu jural. institution internationale yi dañ cee jaaree ne donc ñii kat jaratunoo wóolu. parce que am na maanaam Macky li mu rey. du sax nit du nit ak bakkanam loolu rek waxuñu loolu. mais xoolal détournement yooyu nga xam ne tey jii moom la ñu def. ñu lay wax ay plus de 4000 milliards. plus de 5000 milliards. plus de extra ay milliards yu dul jeex. xoolal ñaata nit la mënoon dundal par rapport ak li nga xam ne moom mooy détournement. dama bëggoon ñëw tuuti ci milliards lu mu man ngir nit ñi xaw a bàyyi seen xel lan mooy milliard parce que dañuy dégg milliard mais en réalité comprendre guñu effectivement milliard. j'avais un document moom laay seet nii pour décortiquer li milliard mën dinaa ci ñëw. benn milliard. waxuma la ay 5000 milliards du réer de mën nga cee tabax équipé ci poste de santé benn poste de santé boo xam ne 150 millions lay jar donc ci benn milliard mën nga cee am 6 ba 7 poste de santé yu mën a tabax waxuma la 5000 milliards. benn milliard laa lay tuddal. Njaay ci benn milliard mën nga ci réhabiliter ay districts sanitaires yu am maternité am laboratoire am salle d'opération mën nga ci am 4 ci benn milliard. maanaam plateau médical bu élevé. ci benn milliard. bu dee ambulance médicalisée 40 millions lay jar mën nga ci am 25 ambulances médicalisées ci benn milliard. maam dafa baax sénégalais yi ñu leen koy waxee nii. mu yomb ngir ñu xam. ci benn milliard mën nga ci équiper laboratoire boo xam ne hématologie. biochimie sérologie. laboratoire buy jar 100 millions ci benn milliard mën nga ci am 10 ci benn milliard ci wàllum salle de classe. bu doon benn salle de classe 7 millions lay jar ci benn milliard yaa ngi ciy am 166 salles de classe. ba fii ñu toll waratuñu woon continuer ci benn milliard bu fekkoon ne dañuy recruter ay enseignants di leen fay. ci benn milliard mën ngaa recruter 2500 enseignants di leen fay at mi. ku ci nekk weer wu jot 400 000 francs ci benn milliard te ñun on a des déficits. waxuma la de non damay ma yeggali donc xalaatal ki ñu ne woon sàcc na. wala détourné na 125 milliards lan la d'abord mooy 875 postes de santé yu ñu construire équipé ko 125 centres 125 centres de santé. 3125 ambulances médicalisées 1200 laboratoires opérationnels équipés 125 milliards laa toll déw ma 1000 milliards. waxuma la ak 5000 milliards 4000 milliards yi nga xam ne dañu ko lépp ci alal askan wi ba pare nëbbuñu ko wax ji mooy dañoo bëgg sénégalais yi ñuy déglu ñu xam la gravité de la situation. maintenant bu ñu waxee lii jubluwuñu tiital leen. da leen bëgg a wax ñi fi nekk lu ñu mënee. positif n'est rien sans négatif. balaa nga naan sama waaye man. ah non day doon lu dëgër la te li muy doon. xam nga bu la joxee bâtiment bu màgget. bokkul ak ñu jox la taax bu pare da ngay ñëw raax rek def say lamp ñu ne yaa man lii la fi sunu gars yi fekk ak fan lañ ko indi ak fan lañ ko jëmee. lii mën a dëkk lii la lépp. daa tax tubaab bi ne ah comme que demee ni nii du ma leen joxati xaalis parce que yéen da ngeen maa nëbb. daa fekk sunu ay poches vide ñu nekk ci récession économique
le premier ministre Ousmane Sonko ne ñi ngi ci bas fond bi 4e sous-sol lu ñu fa mën a jëlee xarañteef patriotisme moo tax gàcce ngaalaama sunu ay autorité mu le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko. lii yëpp situation bi ni mu grave fan la ñu indi Sénégal mooy dañ fay fekk déficit budgétaire ñu ne ñun kat balaa ñu koy def dañ koy joyanti 10 000 ngeen waxoon la ñuy toggee est-ce que c'est sûr que 10 000 la ñuy toggee ñu def audit teg ci taabal ji ñu ne ndeke teg wax ay la yéwén waru ñoo toggee 10 000 8 000 la ñu war a toggee ñu ne 8 000 yooyu fan lañ koy jëlee ñu ne ci ñetti mbir pour mu terre à terre benn bi mooy dañuy élargir suñu ay recettes fiscales waxuma ko ANSD moo génne rapport wax ne en 2025 y a plus de 20 et quelques mille nouvelles entreprises yoo xam ne Sénégal dinañu inscrire ngir dem di dugg directement ci di fay ay impôts mooy da ngay élargir sa assiette fiscale doo asphyxier nit ñi su ma daan am benn ñaar ñetti nit yéen ñetti ñi di ma jox ku ne 1000 francs baax na mais ma wuti fukk yi may jox téeméer ko gën. dëgg la état noonu la def. deuxièmement mu ne damay réduire sumay dépenses mooy la réduction des dépenses publiques mooy lépp loo xam ne war naa ko génne dootuma ko génne ngir génne ko damay xool fu muy dugg gàcce ngaalaama Ousmane Sonko. dépense de prestige yëpp mu dagg voyage yëpp mu dagg tàmbale ko ci boppam primature daan may oto mu dagg benn ministre bu daan voyager cabinet ba lay yóbbu mu ne déedéet voyage buy demati day jaar primature ñu fusé ko kenn amul droit weesu ñetti nit xaalis bay wàññi ko di dugg Sénégal ameeloon naa leen bor ñu ne ko waaw mu ne dama leen di fay waaye dama ciy jublu wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi lépp ñu ne ko noo koy defee mu ne man état damay bàyyi li ma moom mooy damay renoncer samay recette li nga xam ne 53 milliards la woon bu duggoon sama poche maa ko moom may naa ko askan wi jël leen ko ngeen wàññi ma ci ceeb wàññi ma ci diwlin wàññi ma ci leneen ak leneen nga am une dette intérieure bu la xooj ba fii état épongé ko couverture santé universelle nga fay leen 10 milliards PNA 10 milliards agriculture 50 milliards toppee ko noonu ba état fay ay borom yi nga xam ne tey ji amoon na ko ñu ne bu ñu fayee sunu bor fan la ñu jëmaat après mu ne yemul rek ci fay sunu ay bor ak réduire sunu ay dépenses dañuy indi leneen gàcce ngaalaama Ousmane Sonko. macha allah. mu indi le plan de redressement économique et social te dinañ ci ñëw. mooy 3e point bi. waaye lii li tax mu am solo mooy. dafa am ay documents yoo xam ne UEMOA en 2017 dans les directives dañ ko wax ne képp kuy doxal dafa am lu ñu tuddee la stratégie de gestion de la dette à moyen terme SGDMT li ñu Macky Sall bàyyil bi ñu xaymaa ñun ni ñuy lebee mooy c'est plus de 70% mooy sunu dette extérieure 30% mooy sunu dette intérieure état ñëw nag tourné ko ne maintenant 59% dette intérieure la 41% dette extérieure indi ay obligations emprunt obligataire ne dootuma lebi bitim réew damay xool sama sous-région def APE laaj ñaata 150 milliards am 300 xaw ma 450 300 am 450 parce que sénégalais yi éveillé wu nañ seen conscience xam ne ñii da leen war a gunge parce que ils étaient conscients ne ñi xam naa fi ñu jëm deuxième pan mu ne damay wër ndomba mooy dafa am lu ñu tuddee les investisseurs publics CDC FONSIS
sont des investisseurs publics ay IPRES mooy xaalis bu fay nelaw la état ko moom te dañ ko fa daan denc muy toog mu ne déedéet xaalis bi maintenant dañ koy orienter vers l'investissement sur des projets porteurs gisoo fi léegi CDC Habitat te amul woon amul même bu amoon melul woon nii c'est pas pour rien fàttali nga koy gis ci yu bari dëgg la parce que léegi investissement bi Sénégal moom moo koy teel boppam doxal ko boppam mu ne léegi dañuy tourner bor bi ni nga koy tourner mooy da ngay nag sa déficit budgétaire mooy li ma soxla woon te war koo am bëgg naa ko am aw ma ko damay xool nu may wàññi samay bëgg-bëgg état nag toll ci wàññi bëgg-bëgg loolu la njëkk a def damaa wàññi samay bëgg-bëgg ba pare yokk sama am loolu moo ñu génn ci situation bi pour votre information dinañu fay ren 6 000 milliards waxuma la bu ñu lebul teg ci waaw waxuma la ay 6 000 milliards état continuité la maanaam gouvernement actuel lebu ka lebuñu ko te dañ koy fay nee naa la quinquennat fay bor la c'est pas pour rien dans la vision Sénégal 2050 ñu ne premier quinquennat ñu ko tuddee gars yi ne redressement xam nañ fi ñëm de xam nañ leen fi fekk redressement mooy fay bor ñu am nag étalonnage bu ñuy dem ñu ne fii ak 2028 dañoo war a yegg suñu année pic par exemple ñu ne fii ak 2028 dañuy xoj nag bor bi dootuñu weesu déficit budgétaire lu weesu 3%. nga jógee ci 14% 2024 ñëw ci 11% tey presque yaa ngi ci 6 ak 7%. ku deful dara du ko am. what else. ku deful dara du ko am macha allah Khadim Bamba Fall explication bi leer na explicite na Ndiaye Touba ñu bàyyi la nga àddu vite fait rek ci mbirum eurobond bi ak bor yi nga xamante ne gouvernement actuel lebu ko non seulement ñi ko leb ba ko fi gisuñu fi biñ ko lebee ba noppi ci lan nañ ko def ak ban njëriñ la amal askan wi. waaw man fi may duggee mooy bor bi mën naa cee bañ a wax ndax li ci mat a leeral lépp yaay Fatima wax na ko ak Khadim Bamba. man damay ñëw ci mbonong Macky Sall ci laay fas yéene waxtaan ak internautes yi di wax ne partage leen kon na di like lii ngeen fi dégg lépp